are not citizens, then the country will begin to move forward. Otherwise, we cannot go anywhere. Because each and every person has gifts, and that gift you have been given, nobody must underrate and consider that gift a useless gift. Because one way or the other, you will need that gift. And that is what the church wants us to know today. That we are all very important. We are all very useful. It's like a situation in the monastery. Everybody has a particular gift. And this monk, they thought, was very useless. Because he cannot even farm. He cannot even go to fetch water. There is nothing he could do. The only thing he could do is when the food is ready, they call him and he comes to eat. And there was this powerful monk who has the gift of preaching. Whenever he went out, he went along with this so-called useless monk. And whenever he preaches, the people appreciate it. And a large number come around to listen to him. But always he will tell this useless monk, you are useless. But let us just come with me. I know you cannot, even if you stay in the house, you cannot do anything. So if you come with me, just sit down after I finish and take you back home. Not knowing that useless monk says, that person they call a useless monk was the source of his strength, was the source of his message. Because one day this monk got sick, and he could not go with him. And that very day, he performed battle. The people at home sad. They said, no, this is not the monk we used to listen to. Because he has not said anything. The next day, he went again, and the number continues to go down. Eventually, nobody came to listen to him. Then he realized that that monk they said useless was in fact very useful. So therefore, who is useless in the community? Everybody is useful. So you cannot see another person and begin to point finger to say that my friend, you are useless. Because that person cannot do the work you are doing. There is something that person can do and you cannot do it. So why do you say that person is useless? Everybody is useful. And without the presence of that person, we cannot accomplish what we have to accomplish. So we need to hold our hands together as a community of faith and begin to realize that for our potentials, and in order to expand and increase the kingdom of God here on earth. That is our mission, and that is what we need to fulfill. So let us therefore have concern for others and appreciate the gifts of others, just as they will appreciate ours. Let us appreciate the dignity of each and every person, just as they will appreciate ours. And we will live in that peaceful atmosphere, and we will be true lights and salts of this earth. Let us therefore pray for the grace to be aware of the gifts that God has given us and the gifts that God has given the other, so that we can appreciate all for the growth and expansion of the kingdom of God here on earth. So we pray for the grace to be faithful in doing whatever we are to do with the gifts that God has given us, so that the life of humanity, the society in which we live, will be improved for the greater glory of God, who is loving and caring. Amen. So mbokk yi dégg nañ jàngat bi mais am ité ci suñu morom lu baax, am ité ak toppal ci suñu morom lu baax. te loolu la ñu ndey di sala ji di won am na ité ci nit ñi nga xam ne ñu ngi yoon foofu noonu ci ceet li am na ité ci ki nga xam ne moo doon borom ceet li ba mu gisee ne ñawteef ak gàllankoor bu ñu doon di ñëw ci yoonam mu dal di taxaw def li nga xam ne war na koy def ndax loolu noonu bañ a dal ci kawam. te Yeesu Kirista mi nga xam ne yàlla mayoon na ko sañ-sañ gi ak doole gi di def kimtaan ak jaloore yi def na ko ngir nit ñi. kon li nga xam ne war nañ koy def ngir doomu adama war nañ koy def ndaxte yàlla am na li nga xam ne may nañu ko te mayu ko keneen ki te am na li nga xam ne may na ko keneen ki te mayuñu ko
kon nag war nañ fulal du nit ñi doomu aadama ci àdduna si war nañ ne njëriñal du nit ñi doomu aadama ci àdduna si te bu ñu ko defee suñu dëkkuwaay dina nekk fi jàmm ak seen lay nekk. gis nañ ay xew-xew yu bëri ci àdduna si lii lu tax dañu ku nekk am ngeen xool boppam ku nekk am ngeen xool lan moo koy jox jàmm waaye bu fekkee ne yaa ngi xool sa boppam xooloo keneen doo mën a am jàmm gi loolu moo tax nag day gis tànn ji ak Yeesu ñu xool ci nit ñi bañ a xool seen boppam jox li nga xam ne dina yiwal du nit ñi doomu adama ci àdduna si dina yiwal du nit ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon léegi na leen may jàmm loolu moo tax ñu def li nga xam ne war nañ ko def ngir nit ñi kon ñun ñu nekk fii ci àdduna si ñuy roy seen i tànk xam ne lépp li nga xam ne yàlla may nañu ko ngir njëriñu doomu adama kon nañ ko def ni ko yàlla buggee ndax ñu may barke du nit ñi nit ci àdduna si képp ku nekk am na njëriñ kon ñu njëriñal du nit ñi képp ku nekk ci ñun te nangu li nga xam ne yàlla may nañu ko ndax ñu koy séddoo ak ñi nga xam ne soxla nañu ko it kon ñu ñaan da yàlla li nga xam ne may nañu maye kon képp ku nekk ci ñun mag wala xale góor wala jigéen ndax gis may loolu noonu jëfandoo ko ñu ko war a jëfandoo ngir du nit ñi doomu aadama ci àdduna si ne loolu bu ñu ko defee ñam ak xale yi xew ci àdduna si ne doon am ndax képp ku nekk su amee itte ci sa morom am toppal ci sa morom loolu la lépp dina wéy waaye bu fekkee ne ngeen xool suñu bopp di añaanante di bañante dina mun fa gis jàmm ci suñu dundal kon nañ wéytee suñu dundin wéytee suñu xel wéytee ni ñuy gisee yëf yi ci àdduna si di koy gisee di ko yàlla buggee ñu gis ko nañ mun a am di gën ci suñu dundal ci àdduna si kon ñu ñaan yàlla ndax mu may ñu yóbbi ñu mun a nekk ñu sell di doxal li nga xam ne war nañ koy doxal ñu ko yàlla buggee ñu doxal ko ci àdduna si nañu yàlla barkeel te sell. Let us stand and profess our faith in God. I believe in God. Because God has asked us to ask in anything in the name of Jesus and His justice for us. Let us come to Him with trust and confidence for our needs and the needs of the church and the needs of our country and the world at large.